moom moo bëree bëre bi mais Balla Gaye daf koo mujjee daan loolu la ma mbiri di saf fu mu nekk nii waaye Yewwi askan wi wàcc nañu ñoom de dañoo laaj doole sa assemblée nationale daanaka doole jooju askan wi jox na lañ ko sa assemblée nationale fu mu nekk fa ñu nekk sa assemblée nationale pour war a voter askan wi amuñu fa parole ñoom les représentants du peuple ñoom ñoo fa am parole donc yaakaar bi nga xam ne ñenn ci askan wi jox nañ leen ko ba ñu dem assemblée nationale yaakaaroon ne assemblée nationale de rupture la ñuy am ñoom ci boppam nañu doxalee nii xel tàmbali naa teey yaakaar tàmbali naa tas ndax nii Benno Bokk Yaakaar doxale nii si ñoom lañ ko doon xaar Benno Bokk Yaakaar nu mu doxalee ba verrouiller li nga xam ne moom mooy choix am si kan mooy jiite assemblée nationale ci ñoom lañ ko doon xaar mais bu ñu demee tey ba gis Yewwi coalition intercoalition sax laay wax Yewwi Wallu 4 candidats lu mu gàtt-gàtt 4 candidats déclaré 4 candidatures déclarées lu mu gàtt-gàtt da lay wóor ne loolu mënuñu am avantage si koo xam ne benn candidat la mënuñu am avantage loolu moom bu yeboo ñu xam bu fekkee dañu yaakaar ne assemblée nationale présidence bi di nga ko jëlee ci niñ divisé woo nii loolu mënul ne askan bi dañ doon xaar si ñoom ñu waxtaan ba déggoo ci genn kàddu bu ñuy fàttali ko Bougane Gueye Dany waxoon na leen ko ci bi ñu génne nee na leen yaakaaru askan wi bu leen ko tas seen défi mooy ngeen am benn candidat assemblée nationale défi boobu apparemment xëj na nag ñu dem ba assemblée nationale xëj na li ay stratégie la rek bu ñu demee ba assemblée nationale ñu ne diw mooy sunu candidat mais niñ ko gisee nii El Hadj Ahmed Aïdara teggiwul tànkam te ñëpp xam nañ ne bu màttee day dagg te nee na lan mooy def légitimité moo di c'est le seul. moom leader la Barthélémy Dias du leader moom leader la ci conférence des leaders moom fa la ne donc ñoom quel que soit alpha bu ñu waree am benn leader bu samp ndëndëm coalition bi moom la war a àndal nee na loolu mooy légitimité am loolu moo def fooram si candidature am Barthélémy Dias ñëpp xam nañ ne bu dee fit rek daf koo am bay maye moo tax bu mu sampee ndëndëm déclaration bi li ci gën a am solo moo di conférence des leaders waaye Yewwi Askan Wi candidature am la ñu porté waaye léegi leader bi nag maanaam El Hadj Ahmed Aïdara ce qui veut dire que moom candidature am kenn porté ko moo demal boppam peut-être convaincre nañ ko ba sonn mu bañ mais Lamine Thiam nag bu parti démocratique sénégalais Wallu bu wàllu mais intercoalition Yewwi Wallu xam nga si ñoom lañ doon xaar benn candidature ce qui veut dire que donc Lamine Thiam tamit parti démocratique sénégalais imposé na ko El Hadj Ahmed Aïdara imposé na boppam Barthélémy Dias selon ses dires moom mooy candidat bu Yewwi Askan Wi kon division am na. Ahmed nee na porté wuñu Barthélémy Dias ak Ahmed nee na porté wuñu Barthélémy waaye ay ñooñu bii nii baax na nii pourtant nag maa ngi koy saboté de li ma sol nii pourtant maa ngi koy saboté de maa ngi koy saboté si tàngaay bi non tu vois li ngay wax lu muy indi déjà ce qui est sûr certain mooy y aura 3 députés qui ne voteront pas pour les autres. Ahmed votera pour lui. C'est sûr. Barthélémy votera pour lui. Cheikh Abdou Bara Dolly, candidat, votera pour lui. Loolu rien que pour intercoalition pour coalition Yewwi Askan Wi. Donc 3 voix yooyu ngay retirer déjà effrité nga àndandoo Yewwi Askan Wi. Maintenant si tu prends Wallu également dans le cadre de l'intercoalition, tu es sûr que tu auras au moins une voix, celle de Lamine Thiam, qui va voter pour lui, en plus de tous les autres du PDS qui vont voter pour le candidat de Maître Abdoulaye Wade, le candidat du Parti démocratique sénégalais. Qui va gagner dans tout ceci? Benno Bokk Yaakaar. parce que li seen yaakaar si boppam moo ko mën a tas waaye ñu ngi lay fay maam nuyu Birahim Yacine na ngeen def ñu doxal bon loolu dinañ si dellu si waat xam leen ni dinañ am donc plateau spécial si kanam laata rek bu ñu terminer suñu matinale incha allah dina am plateau spécial avec Birahim Diadji Touré Mansour Diop Fatou Abdou Ndiaye qui nous rejoindra tout à l'heure certainement ak ay invités incha allah si suñu plateau lay doon ñoom Mambay ak ñoom Nanko ak ñoom Younoussa ñooñu nga xam ne miin nañu hémicycle ga donc ñooñu cay teewal daal du dëgg ak ñoom Mamadou Fofana waa mooy borom hémicycle bi ñu koy door ak yéen a kaay groupe des médias gannaaw ba mu nuyoo sama mbokki moo li sama mbokki lébu yi bopp ba tànk nuyu naa leen bu baax ngor ba yem nuyu naa leen ayca ñu koy door yéen a kaay groupe des médias la tribune 4 candidatures pour la présidence de l'Assemblée nationale les ambitions de Yewwi Wallu brisent l'espoir du peuple kon nag askan wi fu mu nekk nii liggéey bu ñu defoon yëpp jox ko ñi nga xam ne ñoo waay Yewwi Askan Wi ak Wallu dafa mel ni yaakaar gaa ngay tàmbalee tas ndax askan wi ñi nga xam ne ñoo leen wóolu woon yaakaar nañu woon ni benn candidat la ñuy am pour Yewwi Wallu mel ni na nag loolee yaakaar nga tàmbali naa tas ndax nag la guerre des ambitions déclenché nañ ko ci biir coalition intercoalition Yewwi Wallu benn
Ahmed Aïdara nee na candidat la te candidature am dara du ko dindi ndax conférence des leaders moom rek moo samp ndëndëm Barthélémy Dias démb moom officialisé na candidature am te nee na candidature am waa coalition Yewwi Wallu ñoo ko porté Lamine Thiam mooy candidat bu waa Wallu parti démocratique sénégalais Cheikh Bara Dolly moom nee na candidat la mu neex mu naqadi moom candidat la donc lu mu gàtt-gàtt 1 2 3 4 ci ay candidats yu intercoalition Yewwi Wallu samp nañu seen ndënd Benno va-t-il en profiter loolu nag laaj la bu nga xam ne nii yéenekaay bi di Tribune daf ko samp ndax nag diviser pour mieux régner loolu moom mën na ne parce que fu mu nekk nii waa coalition intercoalition yi wàllu division am na fa donc ndax loolu dafay profiter waa Benno Bokk Yaakaar am déet li ci kanam raw li gët yàggatul ndax nag tey ji la rek ci suba gi Benno moo ciy profiter waa diviser pour mieux régner bu xajat loo amee man mii nga xam ne maa nekk benn kase si man lay profiter en tout cas lu mu ci man di doon yéenekaay bi dikk na ci wàccaayu màggal gi xam ngeen ne nag gaañaa nga ca yoon wa takk jóg ndax yaakaar naa ne alxames la alxames mooy sunu màggal gi ku si nekk fa ngay dem man nag dinaa jaar si basu nu mu tudd moom dafa fa na nuyul ma sa sëñ bi bu baax borom Ndiac Fall dinañ fa dem ak Serigne Bassirou Fall Serigne Bassirou Fall borom Ndiac Fall borom Ndiakha Fall dinañ dem également Yacine waaw kër maam Thierno Birahim. maam Thierno Birahim Koso. waaw soobee yàlla danañ fa dem. dinañ dem Daaru. ci maam Thierno Birahim. maam Thierno Birahim Seydina Ousmane Mbacké. Sikori incha allah Sikori. waaw ñibbisi na nag mu ngi fi def ci bi. borom Makalimal Akhlaq mi seeti. waaw si Baye Karim mais maa ngi dal Daaru Xudoos ko Baye Fallou Diop doomu Alaaji Yande Diop sëñ Moutala waaw. baax na comme d'habitude. comme mat na ñun yooyu yëpp dañuy def tournée rek. incha allah ak sunu caravane la ak suñu caméra yi tam. ak sunu caméra yi fi nekk ñu jaar fa dem dem màggal ji. waaw dem ziar mais ziar kon yéen équipe matinale kañ ngeen di dem àll boobu la talaata. ñu ngi koy bi xam naa lu mu gën a teel gën a baax nag bu dee talaata sax moo daax nag. moo gën a teeloon dem sax. waaw yoon bi day xat de. nga xam ne di nga teel a xool fa ngay teg sa tànk ak yooyu yëpp. waaw yegg mën a noppalu. teel a yegg teel a soobu ci liggéey bi xam nga liggéey fa lu mucc ayib ñu xam ngeen ne kon nag moom ci wàccaay màggal gi Bougane Gueye Dany demoon na seeti xalif général kulu murid al muntaha moom ci boppam waxtaan nañu si biir ku si nekk jox na sa morom ay kaddu Bougane Gueye Dany nag moom kaddu yooyee dafa mel ni daf ko dooleel daf ko yokk ay laaf moom Bougane Gueye Dany président Macky Sall donte nag saa su ne bu demee sa Touba ñu lajj fa ñu dóor ko dóor foofu noonu ci ay élection waaye terewul nee na la nga xam ne ambition ba mu am sa diwaanu Touba xel xalaatul mu koy teggi liggéey bu mu fa mën a def yi dana ko def ndax ëllëg daf bëgg bu fi jógee mu teg Sénégal ci yoon bu nga xam ne ni yoon ak suqaliku la yoon bu nga xam ne ko xool xam ne li développement la donc nag yenn wax yi Touba doo borom jaru nga fay def loolu dara nee na loolu du ko yëngal te sa fregew ko donc loolu bàyyi ci xel Vox Populi dafa ñëw ci présidence bu assemblée nationale ba tey ndax yaakaar naa ne tey loolu mooy coow li président bi sa assemblée nationale El Hadji Ahmed Aïdara Lamine Thiam nag ak nag Barthélémy Dias fu mu nekk nii ñoo yëngal intercoalition Yewwi Wallu ndax candidature yi nga xam ne daal dinay taxaw Yewwi Wallu face à l'équation de la multiplication des candidatures loolu nag ñu bëri kon seetlu nañ ko Yewwi Wallu fu mu nekk candidat yi bari na lool ci ku jiite assemblée nationale Wade moom Abdoulaye Wade nee na xel xalaatu muy jàppale Barthélémy Dias ñett la def moom candidature man sama problème mooy waaye Yewwi ak Wallu kan moo lay wax ne présidence gi ñoom dañoo minorité de waa Benno Bokk Yaakaar moo leen ëppi député quelle soit femme ñoom ñu commencé ñaawoo xam nga xoolal dafay woon juste Sénégalais yi ni leen ñi jiite woon ak ñi ni ñoo sos Yewwi dafa am benn dynamique bu ñu leen proposé mais bu nga war bu njaam yàggee nga war feeñ loolu moo leen weer ñu ngi commencé weeru ndànk-ndànk de. waaw bàyyi ba ci kanam tuuti bi ñu commencé ñaaw nag. xam naa leen ma commencé jubilé sax man. ndax la nga waxoon. dama waxoon ni tànk yi ñu jaar diilante ngi ci. te ba ñu dem ba assemblée nationale. yow gisagoo dara sax. pënd ba bu wëree de si kanam. est-ce que sax tey am na benn analyse politique bu ma ni est-ce que amul sax ci biir Yewwi ñuy liggéeyal Benno. ci biir ma ne ko comment ma sabotage gi dem local. gagné ay maires yu bëri ay villes. dem législative. majorité jiitewu leen lu dul ñaari député kese ñoom opposition bi. defar sa ay liste tout est ok nga xëy jékki-jékki rek dem ba assemblée des. nga indi tiraillement te wuur la sax ni yaay gagné assemblée ñoom xam nañu mënuñoo gagné assemblée. bu amul ay défaillants ci biir Benno Bokk Yaakaar mënuñu gagné. ak man politique. waaw sama benn grand analyste politique wax na ma ko te lu jëfee weddi lay doon. dafa mën politique bàyyil ba ñu taxawal assemblée ba gouvernement bees bi waa ji ñëwaat. ci kanam rawu li gët wallaay du ñu ay magum. xamoon nañu ko ay magum waxoon nañu ko waaye bu boobaa
daañu leen reeteet parce que dynamique bi ñu propose ba tax ñu fal ñu voteel leen ñun ñëpp sénégalais yëpp voteel leen ku ko fi trahir dinañu la reeteet Wade nee na moom Barthélémy Dias moom Lamine Thiam la àndal Ablaye Wade loolu leer na maire bu Dakar moom nee na mooy candidat bu Yewwi Askan Wi El Hadji Ahmed Aïdara député maire bu Guédiawaye nee na candidat am dafay samp te dara du ko dindi na leer parce que leader la conférence des leaders moom moo fa samp kon nag buy wut ku légitime moom moo fa gën a légitime waa Benno Bokk Yaakaar point d'interrogation lañ leen def ndax fàtt nañu fépp li waykat bi wax fàttal ma foofu ñoom fàtt nañu fépp verrouillé la ñu def ñoom fenn siitul verrouillé la ñu def fu mu nekk ñu wóolu kay ñooy siitle waaw ñaas ka wóor na fu mu nekk ñoom ba waxuma laa siit waaye dañu seen fu mu nekk nii moom mi ngi tawee boor bu ne le vrai journal nee na enfin une assemblée générale de rupture est-ce que rupture am na en tout cas lu mu ci manti doon gis nañu ko nee nañ fini la majorité mécanique pour le président loolu benn la exit l'absentéisme place à l'assiduité ndax nag am na si député yoo xam ne saa bu ñu ñëwee benn yoon balaa ñu ñëwaat yàllaa xam abonné absent waaw am na député yoo xam ne bu ñu ñëwee pour tàccu la delluwaat wala saa bu ñu ñëwee rek c'est parce que xam nañu ay caméra tey ñëw na parce que ne jàkkaarloo def seen jeu seen film dem gars yi wana leen loolu moo leen nee nañu nag loolu jéem ci assemblée nationale bii waa Grand Place dafa ñëw ci Yewwi wàllu Yewwi contre Yewwi fu mu nekk nii Yewwi contre Yewwi jour de vérité El Hadji Ahmed Aïdara déterminé nee na nag gisul kenn ku mën a remplacer Moustapha Niasse ku dul moom El Hadji Ahmed Aïdara sa assemblée nationale le député maire bu Guédiawaye nee na informé na conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Wi moom wax na leen candidature am kon nag li gënoon jekk mooy ñu porter candidature am Barthélémy Dias nee na moom démb candidat la te candidature am waa Yewwi Askan Wi ñoo ko porté kon moom it nee na loolu dara du ko dindi maire bu Dakar nee na sa candidature est portée par toute la coalition Yewwi Askan Wi kon Yewwi Askan Wi yëngu na ndax nag leader bu sampee ndëndëm beneen kenn ku ñëw bokk it ne moom it samp na ndëndëm nit ñi ne kon fu mu nekk nii Ousmane Sonko ani lan ban position la jël ñu ne kenn xamagul Ousmane Sonko ban position la jël yéenekaay bi dikk na ci kenn xamagul moom kan la àndal Sud Quotidien installation de l'Assemblée nationale ce jour perchoir et composition du bureau lépp tey la président Macky Sall verrouillé ne lépp yéenekaay bi foofu la génne source a daal di ko cay feelu ñëw ci choix de leur candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale Benno Yewwi Wallu au bord de l'implosion nee nañ Benno kat li okk waa Yewwi Wallu tamit xuri na ko ndax dafa mel ni Aminata Touré ñëpp amuñu d'accord ñu si moom wala choix bi nga xam ne moom la ñu def ñu bëri d'accord est-ce que mooy seen candidat ndax moom la yow Amadou Ba nga gis en tout cas ki président bëgg mooy nekk ki président bëgg moo tax bëri fatt na fépp non coow li yëpp kenn yóbbuñu Macky Sall coow li yóbbuñu Macky Sall le vote est secret le vote est secret waaye terewul yóbbuñu ko de le vote est secret yow mën naa voter pour Mansour Yacine mii président du xam ndax yow Mansour nga voté wala kenn nga voté parce que kenn vote bu nekk am na fu ñu bind woor gi day yóbbu parce que mën nga dugg voté ku la neex et puis bu ñu waxee nga ne yow laa voté la kan mënu ci daal mais nag fu mu nekk nii en tout cas dugal nañ leen ñoom ñëpp ci benn bus ci bus lañ jóge de ñoom est-ce que nanguñu seen i portable 5h30 lañ déparé Saly pour kon ñu ngi ci yoon bi di ñëw ni ñu ngi ñëw waroon nañ am benn war nañ yàgg si sax war nañ yëg ci assemblée nationale dékk nañu ba pare Macky va poursuivre ses investissements sa Touba donte nag saa su ne bu demee lajj fa waaye tarawul nee na day continuer liggéey ba 14e législature une assemblée qui va durer seulement 2 ans loolu dafa leer 2 ans rek la ndax 2024 dikk na ba noppi élection présidentielle yi bu rombee da lay wane assemblée nationale dañu koy tas 2 ans yi nag ñu gis ne am na si benn opposition bu divisé fu mu nekk nii Barthélémy Dias Ahmed Aïdara Lamine Thiam ñoom nee nañ seen candidat moom seen candidature loolee dafa leer ce que le peuple attend de ses députés lan la askan wi di xaar ci ñoom yéenekaay bi dikk na si Yewwi Wallu si le quotidien multiplicité donc des candidatures Yewwi Wallu père choix mu ngoog noonu la ko tuddee jeu de mots la ko def kon nag père choix bi fu mu nekk nii yàppale ne kon coalition intercoalition Yewwi Wallu am na te 4 candidats lu mu gàtt-gàtt El Hadji Ahmed Aïdara ngi nii Barthélémy Dias moo ngi nii Abdou Bara Dolly Mbacké mi ngi nii Lamine Thiam moom moo ngi nii ñeenti doomi pendanaar yi bi yeboo ngeen xam ne ñoom ñooy fay samp seen dënd ci coalition intercoalition Yewwi Wallu ngir jiite ko l'observateur ñëw ci waxtaan bu nga xam ne sekk na ko ak Serigne Mountakha Mbacké président Macky Sall relation bi dox si diggante ñaari lan la ñu waxtaanee yéenekaay bi dikk na ci yéenekaay bi dikk na ci chaise pa Moustapha Niasse boobee nga xam ne ki ko war a wuutu tey ji la ñu koy xam ak Ahmed Aïdara Barthélémy Dias ak Lamine Thiam la guerre fratricide ndax nag ñoo bokk seen ak kuréel ñoo bokk seen famille fu mu nekk nii ñoom ñëpp yaakaar naa ne Yewwi la ñu tudd ak Wallu
donc rek fu mu nekk nii ñoom doomu ndey yi wala doomu baay yi ñoom ñooy xeex seen biir ngir nag kan mooy jiite li askan wi doon xaar si ñoom ndax loolu la lu mu ci manti doon xëccoo baa nga fa l'exclusif la ñuy jeexalee Yacine assemblée nationale pas de coup de théâtre ce lundi pas de coup de théâtre Macky Sall bétonne son bloc loolu leer na fatt na fépp kenn amul benn information donte ñi gaañu sopp ñi comme classe Mamadou Fofana gi ñoom def nañ seen casting ba pare ñoom defal nañ la casting assemblée nationale casting gouvernement bu bees bi tey ji bokk laa jot kat mooy nekk premier ministre moo wax la ko waaw météo xam nañ ko de deful météo de Mamadou Fofana da lay wax premier ministre man nag am na tegal na ma casting ba pare dinaa xool moo Birahim teg nañ seen casting ba pare après dinaa xool bu gouvernement bi génne dinaa xam na gars yi ay nañu assemblée bu demee noonu nga ne noonu la demee bu assemblée nationale demee noonu ki nga wax ne moo koy jiite ki ngeen wax ne moo koy jiite bu fekkee moo koy jiite ma xam ne nag yow dama leen di sippil samp mbëri ni ñuy def samp nii yëkkati loolu laay def en direct fii mais lu mu ci manti doon Benno Bokk Yaakaar tous dem nañu séminaire ñoom ñoo duggandoo ci bus yi ñëwandoo donc war a voté ndoo sa assemblée nationale fu mu nekk séminaire lañ leen yóbbu regroupement ñu ne nag am na ay héros ci majorité bi ñoo xam ne ñooy kàngam yi ñoom xam ne ñoo poñe fu mu nekk nii gouvernement bi ñoo xam ne ñooy doolee président Macky Sall kenn ki Abdoulaye Daouda Diallo sa la bokk Pape Mademba Bitèye sa la bokk Abdoulaye Seydou Sow sa la bokk Aly Ngouille Ndiaye sa la bokk Karim Sène Mamadou Diaw Malick Fall Ali Mané ñii jàpp nañu kon fu mu nekk ndaanaa ni président Macky Sall Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr Mariama Sarr nee na ñoom ñooy piège parlementaire yi ñoom nag ña nga sa assemblée nationale war faa mën a am doole nan la ñuy doxalee yéenekaay bi dikk na ci kon nag Yacine assemblée moom ne la nii daa mel ni yéenekaay yi foofu la ñu fële dikkati naa wolof Njaay day dafa ne coow la ca bënnuk teen ba gaañu amul baag la tribune yéene kaay ne ma waaye opposition bi fa ñu jëm ak askanu réewum Sénégal baag amu fa peuple bi nag di askan wi ñoo leen wóolu ba sànni leen seen xob ñoom opposition boobee nga xam ne gars yi am nañ kóolute ci ñoom ñeent ci candidature moo fa daal di bàyyeekoo ngir nag jiite assemblée nationale yéene kaay bi dee média bi daal di may xamal ne bankal sa baaraam ma xamal la ni ambition yooyu nga xam ni moo am biir yeewi ak wàllu soo moytuwul nag dina tas tasar yaakaar wi nga xam ni askanu Sénégal amoon nañ ko ci ñoom ba sànni leen seen xob guerre boo xam ni guerre des ambitions la daal dinay déclenché wu nag ci biir coalition bu opposition bi tribune yéene kaay ne ma bankal sa baaraam El Hadji Ahmed Aïdara candidat la Barthélémy Dias candidat la Mamadou Lamine Thiam candidat la Cheikh Bara Dolly candidat la Grand Place ne ma ci biir yeewi askan wi moom diggante Barthélémy Dias la ak El Hadji Ahmed Aïdara moom maire bu Ndakaaru daal dinay xam le ni candidature am nag coalition yeewi askan wi yëpp ci ànd mu fas yéene nag joyanti assemblée nationale moom El Hadji Ahmed Aïdara ne ko déet dogalaguñu lenn ci conférence des leaders ba ma bokk moom El Hadji Ahmed Aïdara xamal ko ne man nag dogu naa ci wuutu Moustapha Niasse ci bopp assemblée nationale bi El Hadji Ahmed Aïdara ne ko dara taxu koo jóg nag lu dul défendre intérêt askanug réewum Sénégal député maire bu Guédiawaye daal di xam le ni fanweeri fan ci weeru août ca la informé woon coalition Yewwi Askan Wi xamal leen ni nag candidat lay doon ngir jiite assemblée nationale boobee loolu yàgg na Barthélémy Dias ne ko tey ma xamal la ni man candidat la tribune yéene kaay ne laaj samp na mbaa xëccoo gi nga xam ne am na ci biir intercoalition bi du tax Benno Bokk Yaakaar daal di ciy profito Sud Quotidien daal di may xamal ne en tout cas lenn moom mën ngeen koo jàpp mooy waa Benno Bokk Yaakaar la ñu décidé ni ki tey la ñu nar dañu koo daal di verrouiller tëj ràpp kenn xamu ci lenn l'exclusive yéene kaay ne ma moom président Macky Sall kay dafa boole ay nitam yóbbu leen ñoom ñëpp séminaire gannaaw séminaire ba nag moom président Macky Sall wax leen ay dëggam ñoom ñëpp ñooy ñëwandoo amul absence amul voyage ñëpp tey ci assemblée nationale te ku xas ba dugg ci ñooñee amatoo droit wax ak kenn koo xam ne nekkul ci biir assemblée bi te tey jii tey ca la leen président Macky Sall di xamal kan lay tànn ngir mu doon jiital assemblée nationale l'enquête ko di jéene ma tey daal boo may tul ci assemblée nationale coppet ci bii teg ci beebee ne ko rajax moo fa nar a am bataay ak xeexoo gu metti moo nar a am ci diggante député yi bu dee Benno Bokk Yaakaar moom xamagunu kan la ñuy tabb waaye Yewwi Askan Wi ña ngay tamanteeg rayante seen biir bés bi le jour daal di may xamal ne muusantu rek gars yi daal ci digg muusantu la ñu nekk saa si tembe ngir mën a falu nag ci biir assemblée nationale ay waxtaanu suuf mi ngi am ci biir député yi ngir nag ku ci nekk mën a baab keneen ngir mu daal di koy woteel moom Benno Bokk Yaakaar wéru yéena Lamine Thiam mooy candidat bu wàllu Barthélémy Dias ak El Hadji Ahmed Aïdara di xëccoo watu Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko ni cell adduwu ca faru ca bés bi le jour ne terewul daanu xam kan mooy premier ministre léegi l'enquête ko di jéene ay waxtoo ci des de léegi président Macky Sall wax nu kan la tabb l'indépendant yéeni kaay ne ma loo ci mën ci déggit Benno Bokk Yaakaar am na candidat am gas ba mu xóot suul ko toog ci le quotidien ne ma yeewee wàllu di xëccoo te xëccoo bii ñuy xëccoo mën naa tax nag Benno Bokk Yaakaar daal di am ndam seen kaw tribune yéeni kaay ne ma lii laa laajoon de
ndax Benno Bokk Yaakaar du profitoo ci xëccoo gii ngir jël ndam li njiital assemblée nationale dëgg-dëgg daal di bàyyeekoo ci ñoom laas yéen kaay ne ma en tout cas bisub dëgg ci assemblée nationale tey la l'info yéen kaay daal di may xamal ne ay teg xel dëgg-dëgg moo nar a am tey ci assemblée nationale ànd ak ay enjeu yoo xam ne am nay risque ngir Benno Bokk Yaakaar waaye tam ci Yewwi Askan Wi moom njiital assemblée nationale boobee bàjjo bi journée xeex diggante nguur gi ak opposition bi waaye tam ñoom waa opposition bi ci seenu biir ndax nag El Hadji Ahmed Aïdara njëkk samp ndëndëm Barthélémy Dias feelu ko Mamadou Lamine Thiam feelu leen moom Abdou Bara Dolly nag ñëw ne day yàq xew mi le mandat yéen kaay ne ma loo ci mënti déggit intercoalition Yewwi Wallu wi moo nar a tas réew mi quotidien daal di may xamal ne bu ko tasee de la ko nar a tas daanaka du ko jar ndax assemblée nationale bii nag ñaari at dong lay am 2024 fii ak ñaari at ñi ngi jëm ci élection présidentielle buñ jugee ci élection bi ku mënti falu day tas assemblée bi laaj bi mooy dëgg-dëgg ndax xeexoo bi jar na ko 24 heures yéen kaay daal di may xamal ne moom Guy Marius Sagna day la muy sàkku ci assemblée nationale mooy ñu jëfee nag la nga xam ne moom la leen askan wi yónni ndax ñoom ay ndawal askan wi la lépp lu ñuy def na ànd ak bëgg-bëggu askan wi waaye tam la nga xam ni moo leen di jëmale kanam le vrai journal ne loo ci mënti dégg bile assemblée nationale assemblée de rupture la nar a doon ndax nag moom président Macky Sall ki ñoñam amuñu majorité mécanique nekkatuñu buur di bumi ci biir assemblée nationale dogal gu leen neex ak loi bu leen neex ñu daal di teg te ñëpp koy wote daal di cay ànd daw gu metti gi du bareti ci assemblée nationale ñëpp daañu teew ndax kenn koo xam ne ñëwoo rek mën nga yàqal ñeneen ña te bu boobaa yet wi day del sa kaw kenn mënu ci dara le vrai journal ne assemblée lay doon boo xam ne nii ku ci nekk di nga bëgg wane sa bopp moo taxit projet de loi yi dina dawee fu ne le soleil yéen kaay mel ni ku naan maan gaa yaa ngay dawee fu ne de fu ñu wutali du fenn fu dul Touba yéen kaay bi daal di may xamal ne moom Serigne Mountakha day dalal na président Macky Sall dal gu neex dalal it xelu président Macky Sall l'indépendant yéen kaay ne ma moom Serigne Mountakha Mbacké nee na président Macky Sall dénk naa la Serigne Touba bés bi le jour daal di may xamal ne loo ci manti déggit moom président Macky Sall ca nganam ga ca Serigne Mountakha Mbacké tàggu la def de moom président Macky Sall xamle waale na daal ci départam maanaam dina jug ci boppuk réew mi l'exclusive yéen kaay ne ma Modou Ñaadee xamal na président Macky Sall ne ko la gën ci yow moom moo di nga jeexal sa ñaareelu mandat bii di bu mujj jébbalu nag Sénégal ci dal ak jàmm gi nga xam ne moom lañ ñu xamee bugguñu fitna bugguñu benn xët-xët tribune yéen kaay daal di may xamal ni ngir waajal màggal bu Touba it moom Serigne Mountakha dalal na Bougane Gueye Dany yéen kaay bi daal di may xamal ne njiital gëm sa bopp daal di sàkku ci moom ay ñaan ndax bëgg-bëgg ak gëte yëpp mi ngi tegu ci présidentielle 2024 gi Touba daal di koy defaluk ñaan yéen kaay bi ne ma laataa Serigne Mountakha moom Bougane ak délégation gëm sa bopp bi dem nañu seedi Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké xalif bu Daaru Khoudoss dem nañ seedi Serigne Moustapha xalif bu Serigne Mbacké Soxna Lo dem nañ seedi Serigne Moustapha Nawel dem nañ seedi Serigne Cheikh Saliou Mbacké le vrai journal daal di dikk ak ñun ci xibaar boo xam ne bàyyi ko xel war na képp kuy sénégalais de nee na ci Gambie ab wopp ju bizarre moo fa daal di judd ci tout tànk yi daal dina fay faat lu toll ci fukk ci xale 24 heures yéen kaay ne ma boobu day coow li teggee koogul Air Sénégal gii président Macky Sall lu muy xaar pour wax ci la ñuy laaj ay nit yoo xam ne fayoon nañ seen billet ba noppi amoon yéen a ñëw ci màggaluk Touba gii jóge Marseille ñooñee la ñu daal di tëye nag foofee gars yi embarqué wu ñu waxuñu leen du leer amuñu lu dul gisub Twitter boo xam ne ma ngi leen di xamal ne wol ba day mën a gul jóge Marseille dem ci Lyon jóge Lyon ñëw ci Ndakaaru booba Serigne Mbaye Thiam tribune yéen kaay xamal ma ne ma ngay artu askan wi de di leen xamal ni nag boo moytuwul fleuve Sénégal ak bu Gambie bii dana déborder te bu déborder lu ne mën na caa xew lu ci mënti am daal askan wi nañ jël seen matukaay ba dara mën leen bañ a bett ci coow loolee wala it fleuve boobee nga xam ni mën naa déborder ndox mi daw dugg ci kër yi mbokk yi kon ngeen xamee ko noonu te ñaan yàlla kenn daluk jàmm